salaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan à travers Dakar Buzz TV dal leen ak jàmm ci seen émission Cinebuzz ni leen ko waxee rek émission bi nga xamante ne ñu ngi ko jagleel bépp acteur du cinéma tey nag Dakar Buzz ñëw benn dëkk ñaari gaar Thiès la ñu ñëw daal di seet si ay ndaanaan ki ma toogal nag defe naa kenn dootu ko présenté ci théâtre ndax defe naa plus de 20 ans ku ko def ci théâtre kenn dootu la présenté waaye tamit Sénégal dinañ la amel njukkal laata ñuy gën a dem ci waxtaan bi rek dañ koy bàyyi mu présenté wu maman Yaa Fatou nuyu naa la. maa ngi lay fay ma fii ça va. ça va bien yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax. asalaamaaleykum téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant. maa ngi nuyu waa Thiès. bi ma dëkk. bi may yeewoo chaque jour. di nuyu ñëpp nag ak fan si yeeg ñëpp. di bége ñëpp. di leen jox seen wàccuwaay. macha allah balaa ñuy dugg sax ci questionnaire émission bi maman bëggoon naa xam li tax ñu lay woowee ñoño. bon maa fii loolu boo ma ci waxee dinaa ci sawar parce que ñoño dañoo defe ne turu artiste la. mais du turu artiste. bon xam nga sama papa sama yaayam la ma tuddee. léegi bi ma tuddee yaayam léegi su daan wàcc nii par 18h. day ñëw yëkkati ma di ma nax. léegi bu ma naxee daf may tëbal ba ci kaw naa ñaña jaga 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 ñaña jaga 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 léegi teg sama grand frère bu ñëwee fopp ma def noonu sama sœur yi noonu ba turu ñoño bi lang. ok mais du turu artiste sama papa moo ma ko tuddee ndax yaayam la ma tuddee. ndeysaan waaw maa ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana. amiin 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 macha allah donc am na solo lool ndax tur bi ñu bari dañ doon wax xëy na surnom la ci théâtre bi la ko daal di amee rek mais tey defe naa andi na ay leeral ci loolu ba tey ñu bari si ñun xamoon ko à travers li nga xamante ni mooy Diankheng production. mu débuté woon foofu déjà bëggoon nañ xam lan moo la dugal ci théâtre bi. bon théâtre bi dama mën a wax lu ma mën a wax mooy ne que c'est dans le sang parce que man bi ma nekkee xale am 15 ans su ma daan dem classe lu ma wax nit ñi ree classe bi da daan xumb lu ma wax nit ñi ree maa ngi doon jàngee ci sœurs yi woo sama yaay ba mu ñëw ñu ne ko sa doom bii pourquoi pas nga dugal ko école des beaux-arts parce que kii comédie rek la mën kii dafa théâtre la mën a def kii du sori ci njàng mi théâtre rek la mën a def bon suñu kër tamit même chose loolu laay doxee loolu laay waxee ci c'est dans le sang daal depuis bi ma nekkee xale bon léegi ñuy def ay nawetaan bi ñu defee ay nawetaan ci koñ bi ASC Jaxaw ñun ak ñoom saa neex que je salue de passage sama rakk boobu léegi ñu daal di former troupe bi ñu former troupe ñuy def ay compétition théâtrale bi ñuy defee ay compétition théâtrale nag ñu jël coupe bi ñu jëlee coupe bi ñu ne léegi duñu arrêté troupe bi dañ koy yeggale pourquoi pas ñu yeggale ko parce que jël coupe noonu rek demaat toog sa kër dañ koy def troupe biñ ko defee troupe nag ci lañ ko def ndumbelaan tuddee ko ndumbelaan ak ñoom tukusu ñoom góor gi ñing Vieux Ba Samba Ndiaye ñoom ñoo ñu formé bon léegi biñ ko defee ndumbelaan ba si yàgg ñu changé waat tur bi def ko Mamel biñ ko defee Mamel nag fekk Moussa Seck que je salue au passage sama càmmiñ boobu ñëw di joué ci ñun bi muy joué ci ñun nag ñuy formé Diankheng mu daal di ñëw suñu kër ne ma dañuy former troupe est-ce que mën ngaa ñëw jouer mais en ce temps dama marié woon sama jëkkër bëggul woon ma daal di bàyyi léegi bi ñu demee 1 an après yàlla def li gën Moussa Seck romb ma ci boulevard bi fekk RTS doon fi ñëw pour produire mu romb ma ci boulevard ne ma Yaa Fatou sa jëkkër bi mu ngi lay théâtre ba léegi ma ne ko kooku nekkatu fi mu ne ma fi mu ne nii de waa RTS ñëw nañu di produire mais fi mu ne nii joxe nañu rôle yi mais yow ñëwal rek def figuration man ko amul solo bu ngoonee dinaa ñëw ma ñëw ci répétition yi bi ma ñëwee ci répétition yi ñu jox ma figuration foofu laa njëkk a figurer après nag bi ñuy def beneen production am benn artiste bu bàyyi rôle am ñu jël ko jox ma ko ci laa commencé nag di jouer Diankheng waaw macha allah ba tey ni nga ko waxee rek nga commencé jouer Diankheng sa diggante ak artistes yi am na ñu bari ñoo lim léegi mais daf si am kenn koo xamante ni seen diggante dafa gën a fës sa diggante ak Serigne Ngagne ndax gis nañ lépp lu mu sumb rek Yaa Fatou mu ngi ci biir wante bu ko jiitalu tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy doxal ñu bëggoon nga ñëwaat sa diggante ak moom rek sama diggante ak moom Diankheng lañu xamante fa lañu xamante muy sama càmmiñ du def dara boolewu ma ci du wax dara tamit te nekkuma ci
bu ma ci nekkul sax du sawar ma koy nuyu de passage sama càmmiñ la sama xarit la waaw. yan jikko moo la gën a marqué ci jëmm jooju. jëmm jooju li ma gën a marqué ci moom mooy ne que dafay yërëm et puis day xam nu ma ko mën a waxee daal jëmm jooju daal il est parfait daal man bu may wax ci moom damay ragal a jooy waaw parce que fu ne taxaw na ma fa daal waaw. bu yàggul dara maman ñu déggoon ni yaram bi dafa sutante woon. da nga feebaroon tëddaay bi yàggoon lool. noo dundee moment yooyu. moment yi difficilement fii parce que nga nekk ci liggéey 20 ans nga feebar plaquette paracétamol sax mënoo koo jënd sa bopp xam nga loolu metti na milieu art bi bu ko dalee ministre bi ba ci suuf gisuma ci kenn du ñoom ñoo ma faj kenn moo ma faj te à travers sama benn xarit la ma booleeg moom musuma toog ak moom benn yoon laa mës a toog ak moom muy sargalu Serigne Ngagne bi ñu koy yóbbul carte muy la maire Talla Sylla politique lu ma ko de man duma politique mais taxaw na ma taxaw boo xam ne tey jii duma def lu dul di ko remercier parce que bu du woon ak moom heure bii kenn waxatul samay wax. Cees waaye nag ñu ngi sàggane koo xamante ne politique gu ma de buñ ci amoon ñaar kon suñu dëkk bi kanam rek la jëm ak ses collaborateurs ñi mu jël teg leen ci wëtam parce que des fois da ngay gis buur aayul dag yaa aay mais moom buur bi ak dak yi yëpp ñoo baax waaw. Virginie ak Mohamed Gonza que je remercie de passage sama feebar bi amul luñ ci dajul jusqu'à la fin nag tey jii bu ma mënee toog ak yow wax ak yow nii c'est grâce à eux. ma koy gërëm di ko sant te y a tellement d'artistes yoo xam ne ne ñu ngi toog feebar amuñu ku leen faj xam nga fii Sénégal lu ñu bëgg nga feebar ñu médiatiser sa feebar doog laa dimbale mais koo ci dem du la faale je pèse bien mes mots. maanaam tant que defoo vidéo woote ñaan ndimbal. waaw kay duñ la faj waaw te ñun 20 ans def nañ ko fii ci aar bi ñëpp xam nañu kon nag tey waroon nañoo am lu ñu delloowee njukkal. ci delloo njukkal boobu laay ñëw ni nga ko waxee 20 ans de carrière defe naa bégal nga sénégalais yi ay yoon à travers li nga xamante ni mooy sa passion du théâtre tey yaram bi sutante suñu borom nag mooy teg nattu jaamam say waajur ute nag papa nekku fi yaay nekku fi nga jël sa àddina yëpp nga consacré ko aar bi nan la def nga feebar gisoo kenn koo xamante ni rek mu ngi ci culture bi ñëw taxaw la jàppale la. metti na ma torop su ma koy wax sax damay bëgg a jooy metti na ma torop am na ci kenn koo xam ne kilifa la bañ ko waxee sama feebar dafa ne ñoom nekkuñu fi pour faj artiste bu feebar ñu faj ko nekkul seen budget. kilifa la ci réew mi. kilifa la ci aar bi man musuñu maa defal dara sama feebar yëpp sama ancien élève ñi ma doon jàngal ndool 30 ans ñu formé benn groupe ñoom ñoo doon jënd sama ordonnance ak Talla Sylla ñoom laa la wax ne ñoo def dara ci sama feebar mais du keneen ñoom ñoo doon def di ma yónnee may jënd samay ordonnance di faju ba yàlla def alhamdulilah maa ngi sant yàlla. ndax tey rëccoo li nga dugg ci aar bi. rëccu ma ko parce que sunu borom moom lu mu la teg rek danga koy tegoo yàlla loolu la ma séddee nekk artiste dinaa ko tegoo nag liggéey sama liggéey dignement waaw toujours di bëggal sénégalais rek waaw toujours di leen di bëggal rek te duma ko mës a bàyyi ba may sàngoo suuf ndax loolu la ma sunu borom nattoo dinaa ko def nu mu fa waree
Ndindy boutique ñëw na ngir rek ànd ak ñu bëgg lu taaru ay décoration yu mucc ayib yow mu bëgg décorer sa néeg wa ila sa salon Ndindy boutique indil na la ay papier peint décoratif yu taaru lool nga xam ne boo ko defee sa salon wala sa néeg ku fa dugg rek naw la ngir nag ku nekk tamit bañ a tamit gis lu nekk sa biir néeg wala sa biir salon ak tamit lu ay si sàcc yi Ndindy boutique indil na leen si ay rideau occultant yu mucc ayib te taaru yoo xamante ne ni kenn du gis ci biir yow mu ci biir kese yaay gis lu nekk ci biti Ndindy boutique rek nga ko mën a amee yemul foofu de xoolal yi xeetu décoration yu taaru pour kuy def anniversaire nga am ngénte wa ila ngay mariage ñoom ñooñee dañ lay defal décoration yu mucc ayib Ndindy boutique fàttewul tamit benn yoon ñii di def manucure yéen moom boobee yow mu bëgg nag lu rafet lool te am classe contactel borom Ndindy boutique ci numéro bi ma lay bëgg a jox 336 41 17 61 92 336 41 17 61 92 bu ko defee rek loo soxla boo leen contacter ñu jox la ay conseil ngir sa décoration bu original te tendance gaaw leen def seen commande ndax rek ku yéex ñàkk ma sàcc wax leen kay di borom Ndindy boutique dina ñëw sax fii ci Sénégal ci weeru décembre bi ba tax na rek dina ci mën a indaaleel ña nga xamante ne ni def nañ seen commande dawal gaaw contacter leen ñu taaral sa dëkkuwaay wala rek décorer sa cérémonie ci njëg bu xéewale lool Ndindy boutique daal yéex koo xam rek lay jooy. ba tey ñu bëggoon xamaa say début ci art bi ni nga ko waxee rek ndax say waajur bu jigéen ci école bi woo nañ ko ne ko jàppaleel sa doom bi ci li nga xamante ni moom la bëgg di def tey boo xoolee sa carrière yëpp ndax am na benn séquence boo xamante ni joué nga ko di ko rëccu. xam nga artiste nag rôle bu ñu la jox da nga ko war a incarner rëccuwuma dara ci rôle boo xamante ne regretté naa ko parce que rôle bu ñu ma jox rek dama koy jouer parce que maa choisi nekk artiste waroo bañ benn rôle. ba tey maman dañuy continuer suñu waxtaan ndax di fàttali ñi seetaan ba tey yéen a ngi seen émission Cinebuzz donc tey ni nga ko waxee rek defal nga lu nekk sénégalais à travers art bi nga xamante ni moom nga bëgg. bu yàggul dara ñu daal di lay gis fi nga xamante ni mooy mbégte. benn série boo xamante ni aussi defe naa problème yi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy dund. ñu ngi koy relater bu baax nga nekk fa benn maman. nekk ak say doom ci biir kër gi ñu ñëwaat tuuti ci rôle bi nga doon incarné foofu pour ñu bañ a jaawarle ba tey ci personnage bi la ñuy waxtaane nga am ci ñaari doom benn bu jigéen benn bu góor mais déjà ci début bi ñu gis ni yaa ngi sëy ak ko xamante ni buggoo ko mu dem ba mu jaral la sa doom bu góor bi nga am ak moom buggoo ko noo dundee seen boobu noonu. xam nga dafa di personnage boo xamante ne yombul de. waaw yombul dara parce que man dem naa ba man sama wàllu bopp dem naa bay regretter waaw parce que tu te crées des ennemis daal waaw boo génnee ci biti nit ñi niñ lay xoolee te xamul ne loolu personnage bi la xam nga du doon benn daal waaw dem naa ci ba am na benn jour may waaxu di dem sama yoon di waaxu yàkkamti benn xale bu góor di ma yuuxu mère may wax ñu ne ma mère kee yow lay waxal ma delluwaat ñëw taxaw xale bu góor bi ne ma ñaanuma yàlla am yaay ju mel ni yow dama ko xool ba ci yàgg ma daal ne garaawul ma ne ko waaw merci daal di retourné waat dem après par la suite ci laa xalaat xam ni théâtre bi kii bi rôle bi ma joué moo tax mu wax ma loolu man daa di dem ma ne c'est déjà bien parce que nga incarné rôle nit ñi dem ba di la ci bañ noonu kon man li may joué kon neex na kon baax na ma sentir ci sama bopp nag waaw mais du caagi ni noonu laa mel loolu la. ba tey fee ni ma la ko waxee fee yu bari ci société bi ñu relaté ko ci série boobu noonu lu ci mel ni am doom. ñu nga xool ki nga xamante ni moo ëpp moyen même moo gën a tuuti sax nga teg ko ci kaw ku mag société bi ñuy dund loolu la mën gis nga am ci genre phénomène yooyu. loolu de baaxul maa fii billaay baaxul parce que doom rek la da nga leen war a yemale ñun ñëpp même su fekkente ne sax am na koo ci bëgg gën a bëgg bu ko wane ba mu fes parce que loolu baaxul waaw day tax sax xale yi bu ñu demee ba màgg duñu bëggante de waaw léegi nag soo defee ne ñoom ñëpp yaa leen même pied d'égalité
boobaa dinañ mën a jiboo mais tant que moom yaa ngi woon ni kii nga gën a bëgg ko kii duñu mës a jiboo waaw. tey ñu ngi la fekk ci sa kër yaa ngi dëkk ci wetu pouponnière yaa ngi incarné benn rôle foofu tamit ba tey ci biir série bi ñu gis nga am ay tout tànk bëggoon leen sànni mais kenn ki ko jot a sànni. jotoo sànni keneen ki. lan la lay def rôle boobu jour boobu bi nga koy joué nga jël liir war ko sànni dem xaaju guddi xamoo la moo ko fay dal xamoo ban ndogal moo ko fay fekk. loolu moom neexul sax ci benn waajur même ñiy jur seen doom di ko sànni tax xam naa ñàkk pexe rek moo tax ñu jël seen doom di ko sànni mais doom ak ni mu mel nga dem matu juróom-ñeenti weer ñëw benn fan bi bëgg laa rey nga jël ko sànni ko ah loolu de moom man de wax dëgg yàlla man de moom xam naa moom duma ko def xam naa nag ñi koy def it tamit buñ koy def xëy na duñu ànd ak seen sago wala xëy na tamit du seen coobare. waaw ndax doom dafa bu ñu xoolee ci série bi ndax yaa ngi doon dund ay tolof yu metti loolu la moo tax moo la poussé woon nga dem sànni woon benn waaw am naa ñaari doom waaye dama leen bëgg. ñaari doom rek la ma yàlla may bu góor ak bu jigéen. waaye man tamay doom mën nañ ma yàgguloo fii. man comme seen moroom. duma leen sonal teguma leen benn pression. ndax damaa bëgg doom. man su ma la meree sax soo ñëwee ci sama doom bu góor bi jaarale ko foofu ma jiboog yow. Xalifa Ababacar sama doom bu góor bi kooku daf maa taq doomu yaay la sama xarit sama confidence sama lépp sama xaalis sax moo koy denc. kon mën nañ ne bi ngay interpréter rôle boobu metti woon na ci yaay boo xam ne dafa fonk trop ay doomam ñu ne ko demal sànni benn torop ba tey ci biir mbégteel ñu gis tamit bi nga xamante ni Léna mu ngi ànd ak Ndeye Ndiaye bëggante ka Serigne Ngagne benn instant bëggul woon sax dugg ci sëy bi mais yaa ngi ko ci forcé woon yaay yi nga xamante ni alalu àddina da leen jaral lu nekk. xamoo si dara sax xamoo si dara man damaa bëgg xaalis moo tax nag boo gisee paa bu am xaalis ñëw di wut sa doom yow nga ndóol yoroo dara yoroo lu suukar baraada doo daw ba di wéqit ba ngay habitang société bi moo fi bari di maa fii wala waxuma dëgg loolu moo tax xaalis xam nga kenn bañu ko benn millionnaire jóge nee yow nga nekk ci ndóol yoroo dara benn millionnaire jóge nee rek ngay takk sa doom xam nga ni loo ci mën di nga ko ci def pour bu sëy ak moom mais melu ma noonu nag dama koy wax téléspectateur yi melu ma noonu kat ba tey ñu jàpp ni rek ci rôle bi la ñuy nekk ba tey mais lan moo ci garaawoon mooy ñu ngi gis ni ñoom ñaar ay xarit lañu woon. donc mu nekk ak doomu ndeyam war a ànd ak après papam dem sëy. bon loolu bari na fi dafa feeñu rek waaye bari na fi de. waaw bari na fi de maa fi lu ñaaw la nag waaye nag bari na fi parce que dañ laa naan bokkuñu ndey bokkuñu baay. waaw noonu nga ko waxee woon. loolu waaw bokkuñu ndey bokkuñu baay kon nag kon su ma sëyee kii sama yoon nekku ci. loolu la ba finalement xaalis moo leen di emporter ba ñoom dootuñu xoolate amitié bi dootuñu xool ngor bi dootuñu xool jom bi dootuñu xool dara kersa ñoom seen yoon. l'essentiel na am parce que bokkuma ak yow ndey ak baay li lay wax. donc ba tey ñu gis tamit bi nga xamante ni Léna dugg na ci sëy bi ba muy sëyi tamit yaa ngi ko yëpp di ko naan da ngay wujje du sa yaay donc bu ko jàppee yaay wujj la est-ce que tamit du loolu moo suscité bi Léna demee rek kër gi amul jàmm digganteem ak ki nga xamante ni mooy Rouba Seye. bien sûr ndax sa doom buy sëyi danga ko war a yeb ne ko boo demee foofu na nga fa fekk sa mag bootu ci ginnaawam conseil ko de telle sorte que bu demee foofu dina xam fu muy teg tànkam mais soo ñëwee yeb ko ne ko soo demee bu ko considérer comme kenn day ko considérer comme wujjëk affaire bi comme xale bi bu demee la nga wax moom rek lay appliquer de telle sorte que du jox wujj wi cër du ko jox respect te loolu baaxul parce que boo ñëwee fekk sa aawa dangay ñëw bootu ci ginnaawam nekk rakkam surtout Rouba mat na ko yaay bu ñëwee mu bootu ci ginnaawam di koy wax yaay di ko neexal jëkkër bi ñoo ko bokk mais respect bi tamit ci la de waaw comme ça kooku yaramam dina daw bu demee bay bëgg def dara sax dina xoolaat naa kii kat jox na ma cër duma ko def dara loolu mooy tax mu sëy yi di neex waaye soo ñëwee jël sa doom yàpp ko ni ko soo demee def ko moroom def ko wujjëk def ko yooyu kon du neex kon sëyam du mës a neex waaw sëy jëkkër ji dëgg la mais tamit aussi boo demee na nga jox sa wujju cër te xam ni moom nga fekk si
jox ko cër ba mu mat bu la matee yaay nga jox ko cër bu la matee mag nga bootu ci ginnaawam bul dem fenn te tàgguwoo ko bul wax dara te waxoo ko fu mu teg tànkam nga teg ko fa tànk fu mu la teree nga bàyyi man loolu laa gëm man waaw. macha allah mu mel ni kon yëpp bi ñuy waajur yi di yëpp doom yi am na solo lool. mu mel ni base la tamit fondement la ci sëy. fondement la. ba tey bu ñu xoolee ci sa ñaari doom yi nga am ci série bi kenn ki dafa dem ba xaru. donc mu nekkoon koo xamante ni aussi tout le temps yaayam da ko daan xas da ko daan gëdd da ko daan tëkkaleex ki nga xamante ni mooy raqam bi am xaalis. moom amul est-ce que tamit parents yi des fois ñu ngi bàyyi xel ci yenn kàddu yi ñuy yëkkati di ko teg seen doom ndax dañuy faral di wax ni doom nen la. waajur xeer la bu dalee ci kawam mu toj boo dalee ci kawam toj mais am na waajur yoo xamante ni aussi amal nañ àq seen doom. dëgg la am na waajur yoo xam ne amal nañu àq seen doom de parce que maltraitance yi ñuy def seen doom yi ba ñu pousser leen ñuy xaru loolu àq la de. parce que foofu sax bu ñu ñëwaatee tuuti doom boo xamante ni mu ngi judd ci sëy boo xam ne buggoo ko. donc moom mu nekk benn victime. mën nañ ni parce que il a pas demandé à naître. ndax bu ñu xoolee tamit ci viol la ko yaayam amee donc genre phénomène yooyu noonu lan nga xalaat ni société bi nan lañ ko war a taxawoo pour saafaral ko. waaw xam nga ci doom boo am ci viol. du bokk ak yeneen doom yi parce que tout le temps viol bi day ñëw ci sa bopp de telle sorte que yow doom bi doo ko bëgg da ngay dem ba di ko bannir di ko maltraiter parce que sa xel chaque fois soo gisee xale bi rek viol bi mooy ñëw ci sa bopp loolu moo tax man sama diggante ak Omar mu metti woon noonu waaw looloo tax man mu metti rôle boobu bi nga koy joué comme ni nga waxee rek yow doom bu bëgg yaay bu bëgg ay doomam la nga war a tiim benn doom boo xamante ni chaque jour yaa ngi yëkkati kàddu yu ñaaw di ko teg ci kawam yaa ngi koy naqaral yaa ngi koy mettital fi muy gën a méttee ngay xool di ko def. moom mi sax moom Omar sama xarit la. dama ko koy def ba pare après damay regretter dama koy jënd ko ay Omar baal ma de mu ne ma yaay booy na gën a soxor. te sama xarit la na gën a soxor xoolal su ma deful sax lu sox mu ne ma yaay nooy na de yaay na gën a soxor moom Omar wóor na yàlla loolu la may wax mais après damay regretter parce que dafay am xam nga rek doom ak yaay dafay am dara luy kii sama xol lu koy xoos daal waaw day metti sama xol day metti nag après surtout jour bi mu dee noonu boobu mu metti woon na trop. waaw séquence boobu nag sénégalais yi ñu bari defe naa jooy nañ ci. gis nañ sa réaction tamit à travers épisode boobu noonu metti woon na trop parce que bi ñu defee dëj bi noonu ba 22h noppi mu ba 23h noppi mu damaa yeewu sax feebar di jooy rek ba 23h ñu ne léegi séquence boobu may liiree lettre bi nañ ko enchaîner def ko parce que moo gën a naturel nañ ko enchaîner def ko benn yoon parce que boobu émotion bi jàpp na ma ba mënatuma woon mënatuma ko woon supporter may jooy di jooy ci la ñu tourné séquence su lii lettre boobu. macha allah ba tey maman sa digganteeg ki nga xamante ne nag mooy suñu pap dañuy gis ne tout le temps yéen ñaar la mooy seen problème déjà. njàmbe kooku bàyyi ko kooku mi ngi noonu daal jàmme. non xaw ma yaa ko sonal xaw ma moo la sonal. duma may dara man it duma ko may dara. dans la vie comme ça là. est-ce que du yabante boobu ngeen yabante moo tax ñuy favoriser di leen jox tout le temps rôle couple. moom moo ma yar. ok Ñaame Sène moo ma formé. ndeysaan Ñaame Sène moo yoroon suñu troupe moom ak ku naan Jules Dramé. ak Samba Ndiaye ak Tukusu mi ngay gis Soleil Levant. ak góor gi ñing ñoom ñoo ñu formé ak Vieux Ba. ñoom ñoo ñu formé ñoom ñooy suñuy grand man booba 15 ans laa am kon Ñaame kon bi may xam boobu xale laa aw ma doom aw ma dara moo ma yar Ñaame moo ma yar de. macha allah am na solo lool di leen fàttali maman yaa Fatou lañ dalal tey ci seen émission Cinebuzz maman nag mënuñu laa seet si ba dem te duñu waxtaanee actualité tey ngay jigéen
bay sa waar ci art bi nga nekk et tout mais ñu bëggoon waxtaanee li nga xamante ni mooy gàmmu bi ndax gis nañ ni léegi mu ñëw incha allah diggante le 29 ak le 30 wante gis nañ li nga xamante ni rek mooy ndogal bi ci daal di topp ndax xalif général des Tidianes moom def na déclaration li mu xamle mooy màggal gàmmu bi ren pardon li mu xamle mooy gàmmu bi du am ban gis-gis ngeen am ci loolu. sant yàlla rek ndax sëñ bi lu mu wax loolu la. waaw ñoo ngi gërëm sëñ bi sëñ Mbaye Sy Mansour lu mu wax loolu la nan bàyyi ba 2021 mooy dàq ku ne na gàmmu sa kër rek foo toog gàmmu yonent bi la rek ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw sëñ bi lu mu wax rek loolu la dinañu gàmmu ba mu neex ci sunu kër yi waaw loolu amul problème ba 2021 mooy dàq donc di la bàyyi nga joxe sa mot de la fin rek ndax émission bi daanaka jeex na. waaw maa ngi gërëm ñëpp maa ngi lay gërëm yow Dakar Buzz maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax ci ñëw seet si bi ngeen ma ñëw seet si waaw di gërëm samay dëkkandoo waaw di gërëm Bira Fall ak soxnaam Soda Babou ndax ba ma dëkkee ci kër gi ba léegi 8 ans dara ñaawul waaw manqué wu ma dara waaw ndax ñoom jooyu ma fenn ndax ñoom maa ngi gërëm tamit ñi may liggéeyandool ñoom ñëpp parce que tey jii su ma demee ba mën a ne action dafa am ñoo koy joué ndool waaw surtout ma sama compagnon yi ñoo xamante ne yàgg na ak ñoom def nañu 20 ans waaw ñoom Ndeye Sine Bella Fadam su ma limee rek damay juum maa leen di gërëm encore le maire Talla Sylla il faut ma gërëm ko waaw parce que tey jii moo ma jàppale ba ma mën a toog nii sax di wax ak yow maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla na jëm kanam waaw maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama doom Khalifa Ababacar di gërëm ñëpp daal waaw. macha allah defe naa am na solo lool kàddu yooyu di ko jaajëfal bu baax ci faveur bi ñu accordel ñëw fekk si ko biir këram tourné moom émission bi nga xamante ni mooy Cinebuzz di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan à travers Dakar Buzz TV di remercier équipe technique bi ma àndal. ki nga xamante ni mooy Junior Amza ak Malick di leen jox di daje très bientôt pour yeneen numéro d'ici là portez-vous bien.